voilà yéen a ngi ci actunet.net site d'information bu groupe des médias Zik FM Sen TV ni ñu koy faral di defee tous les 15 jours su suñuy rendez-vous ñu dalal ay responsables yu nga xam ne peut-être sénégalais yi xam nañu leen waaye it am na lu ñu bëgg doon ëllëg tey ñoo ngi fii ci Mboro Malick Diop la ñuy dalal seen émission ñu bàyyi ko mu nuyoo. salaamaaleykum maa ngi nuyu képp ku ñuy seetaan à travers des médias. di nuyu sénégalais yëpp particulièrement Mborois yi nga xam ni ñu ngi ñuy bàyyi xel. voilà muy seen émission Fair Play tous les 15 jours ngeen koy am ci actunet.net tey ñoo ngi fii ci Mboro ni ma leen ko waxee Malick la ñuy àndal sénégalais yi ñu ngi lay seetaan mais bëgg nañu xam kan mooy Malick Diop du ñàkk waa Mboro xam nañ la peut-être alentour bi mais ñi lay seetaan ngeen wax leen kan mooy Malick. jërëjëf ñuy jëm tontu ci question bi Malick Diop nit la koo xam ni ko ordinaire la jàng comme ni ko ñu bari defee nekk expert financier. nekk ancien candidat à la mairie de Mboro élection yi ñu dëgmal aussi ñu fas yéene nekkaat candidat nekk aussi opérateur économique manager de AGECOM. peut-être li ma siy njëkk génne mooy da nga ne nekkoon candidat ci mairie bi ce qui veut dire que kon wàcc nga ci arène politique bi lan moo tax nga toog sentir ne en tant que jeune da ngay wàcc ci arène bi. waaw xanaa li ñuy wax rek ni génération bu nekk dafa war a def face ak ay devoir am. ñu nekk ndaw nekk ci localité boo xam ni dafa bari ay jafe-jafe ñu koy wax Mboro donc loolu nekk loo xam ni lu sori la ci ñun mooy jafe-jafe yi nga gis ñi nga xam ne ñu ngi koy gis suñu ay ndijaay suñu ay papa suñu ay umpaañ suñu ay jigéen suñu ay génération di ko dund mu metti ñu naqari suñu xol te mënuñu def lu dul agir ñu donc ñu wàcce loolu moo ñu wàcce ci géewu politique bi ngir fas yéene dimbali ñooñu nga xam ni ñooy dund jafe-jafe yooyu. waaw yaa ngi wax ay jafe-jafe fii ci Mboro ku xam Mboro xam ne maraîchage bi daf fay dox mbay mi daf fay dox mais également am na fi ay këru liggéey bu ci gën a si moo di ICS te pourtant Mboro sentiru nit ñi ñu ngi ciy gis seen bopp. dëgg la amul benn Mboro boo xam ne tey su waxee taw naafeq taxul muy wax bala wax ni la Mboro sentir na boppam ci ICS au contraire tey Mboro waroon na bokk ci dëkk yi nga xam ne ci Sénégal ñoo fi gën a développé fi turam àgg économie waroon na fa romb ba nga xam ne tey ku dugg ci Mboro rek di nga fi gis taar ak évolution économique boo xam ni dina la marqué psychologiquement ba mu nekk ci sa waxtaan wala nga bëgg fi samp kër. mais tey soo duggee Mboro li lay njëkk a naqari mooy ni nga xamee ni ICS daf ko yàq suñu zone yàq suñu environnement ba pare bari lul njariñ dëkk bi ndax comme ni nga ko waxee tey fii tey amul benn koo xam ne mën naa ne la gis na boppam ci dëkk bi ndax dëkk boo la boo xam ni ñu ko dëkkee ñu ci ëpp ay ndaw lañu te ndaw yi dëkkee Mboro ay ndaw la ñoo xam ni car macha allah ñu yàlla may xel lañ mais amu ci kenn koo xam ni gis nga sa bopp ci ICS donc loolu bokk na ci li nga xam ni Mboro daf koy jooy. lu tax mbay mi doxul comme ni mu war a doxee pourtant légumes yu bari fii lay jógee. oui xëy na itam loolu li fekk na li tax bokk na ci li tax mbay mi doxul mooy que ni baykat yi organisé wuñ leen jàppale wuñ leen ba nga xam ni Mboro da nga fiy gis légume bi dañ ko fi produire daanaka c'est le grenier du légume du Sénégal mooy dundal Sénégal ci légume te amul bariwul bokk rentabilité ci ñi nga xam ni ñooy yëngatu ci mbay mi baykat yi dañ leen a bàyyee ak seen bopp organisé wuñ leen ba tey fi tey soo dee xool marché Mboro identité bi mu amoon ci ni ku bëgg légume fi ngay ñëw identité boobu dañ ko perdre carrément tey Mboro yeneen marché ñu ngi commencé di ko nangu bu fa mel ni Noto ak Daaru Xuddoos ci lan ci ni autorités yi politique bi ñu war a def ci jàppale ñooñu taxaw leen dafa des. loolu yenn la ci ay jàmbat yi nga xam ne askan wi yeewu fii ci Mboro ñu ngi koy jànkonteel wàllum foncier bi wàllum décentralisation bi ni ñu daggatee li nga xam ne moom mooy Mboro loolu tamit jàmbat la fi. oui jàmbat la fi loolu bokk na ci li nga xam ne sax temps yi dafa nekk actualité. ndax Mboro dañu ko butti woon ci suufam maanaam dañoo fekk zone bi nga xam ni li nga xam ni daanaka mooy Mboro ñu rocc ko ci ñun jox ko ñeneen beneen commune bi nga xam ni moom la ñu taqalool muy Daaru Xuddoos loolu nekk loo xam ne incohérence ak combat politique la woon politicienne sax moo ko waraloon mu nekk loo xam ne nag dañ ko war a corriger Mboro waa yépp di ko jooy ndax bërki démb rek maa ngi ciy waxtaan ak ñu bari loo xam ni la warul woon a sax yàgg ba agsi fii ñi ngi ko defoon depuis 2002 ci loo xam ni ki ko defoon au temps mi muy nekk premier ministre daf doon xeex ak ki nga xam ni moo fi nekkoon suñu maire mu nekkoon de passage jàmbaar joo xam ni du nangu lu bëree bëri ñu koy nuyu de passage muy Jibi Yàdd ñu bàyyi ko ba mu dem màkk ginnaawam ñu def ko butti li nga xam ni daanaka moo nekkoon suufu Mboro moo taxoon ñuy wax Mboro
ñu jël ko jox ko Daaru Xuddoos ba nga xam ne tey Mboro daanaka superficie bi mu am lu tuuti la ay Mboro est asphyxié te loolu itam il faut ñu saafara ko. voilà nga nekk jeune nekk ci localité bu nga xam ne ni peut-être ndaw yi ñu ngi nag jànkonteel ay jafe-jafe tey am nga looy yóotu mais tamit dañ ne cin bu naree neex bu baxee xeeñ si nan nga fës ne taxawu ndaw yi wala instant bi ci lan nga leen di taxawu. mooy suñu li ñu fas yéene taxawu Mboro yëpp ñun ndaw lañu yàlla dogal na ñu nekk jeune donc suñu candidature mën nañ ni candidature jeune la. bokk na ci li nga xam ni moo ñu gën a naqari ci dëkk bi mooy mairie bi ni mu xamee ni noonu la sàgganee noonu la bàyyee ndaw ñi ak seen bopp. jàppalewu leen taxawu leen. waxalu leen ci ni nga xam ne noonu la leen war a jàppalee noonu la leen war a taxawoo noonu la leen war a waxale ndax dañu nekk ci zone boo xam ni zone industrielle la bu fekkonte ni suñu autorités yi am nañu taxawaay bi ñu war a am tey du am benn doomu Mboro boo xam ni yaa ngi xëy di chômer ndax dina wax ak ñi mu war a waxal ba ñi nga xam ne dinañ jox Mboro gëdd bi nga xam ni moom la yellool ndax entreprise yi fi nekk bala ñuy wuti main d'œuvre ci biti ci li nga xam ni jël na Mboro amaana bi nga xamee ni dañoo xool doomi Mboro waaye ba dajal wala ñi nga xool bokk compétence yi ñu soxla bu fekkente ni dafa amul kenn doomu Mboro bu ko am ñu soog dem di ko wuti mais compétence yi ñu soxla yu ci bari wala daanaka mën naa ni yëpp doomi Mboro waaye am nañu ko te amul benn doomu Mboro boo xam ni entreprise yooyu bala bokk bariwul ñi nga xam ni gis nañ ci seen bopp doomu Mboro yi ñooy jéem ci seen moyen yu bopp di dem pour mën a présenté wu ni ñoo ngi nii bu fekkonte ni am nañu ñoo xam ne ndey lañu dañuy wéeru ci ñoom ñooñu wax ak ñi ñu war a waxal xëy na dina am quota yoo xam ni ci ay embauche ci ay contrat journalier yoo xam ni dina ko mën a jariñ ndaw dëkk bi su ko defee dëkk bi mën a gis seen bopp ci entreprise yi nga xam ne ñu ngi fi nekk fu ci mel ni ICS ak MDL te loolu amul. loolu nag bokk na ci li nga xam ne ñun naqari nañu te bëgg nañ ci indi saafara ndax xalaatuñu nekk maire ba pare di bàyyi passivité bi nga xam ni moom la ñuy dund moo fi nekk muy continuer bis bu yàlla dogalee tey ñu nekk premier magistrat de la ville dinañu sol robe avocat ci ndaw ñooñu sol robe avocat itam ci jigéen ñi ak waa dëkk bi ba nga xam ne entreprise yi nekk ci suñu zone di ko exploiter nangu suñu ay suufi bàyyi suñu ay suufi maam ba pare di ñu polluer te li mu warloo ak ñun defuñu ko ñun dinañu xeex ba loolu dakk voilà nga dëkk ci dëkk bi juddoo fi màggee fi ce qui veut dire que waa Mboro xam nañu la tey jii nga samp sa ndënd mais pour kenn ni ay élection locale kenn mëntu ko dem kenn nit kese ngir mën koo jël donte loo natt sa doole te ab xam naa balaa ñuy tëj dinaa laaj gars yi ndax am nga doole wala déet mais loo natt sa doole faw nga am ñoo ànd est-ce que am nga ñooy waxtaanal instant bi bu baax jamono moo toll foo xam ni rawatina ni contexte yi bindoo que ni amatul benn parti bu mën a dem cavalier seul mën a jël ci élection ndam loo xam ni di nga ko mën a sagoo wala nga mën ci jariñ sa ñoñ li am tey kay mooy képp koo xam ni bëgg nga ndam bëgg nga victoire da ngay def alliance def ay coalition ci ñi nga méngool mën a jëflante ak ñoom te ñun nag yàlla dafa dogal ni li ëpp solo ci ñun tey li nga xam ni moo nekk ci suñu xol ëpp doole leneen lu dul loolu ci ñun mooy Mboro loolu nag képp koo xam ni nuróol nañ ko ak moom muy suñu dénominateur commun dañuy daal di teg fële suñu leader yi teg fële suñu parti yi daal di jublu ci Mboro. localité proximité. kon na sa xel dal ci bu baax que ni am na ñoo nga xam ni ñu ngi waxtaan ak ñoom te dañoo jàpp ni ñu mën a dimbali Mboro lañu ñooñu mën nañ ci lim ñu bari ñoo xam ne tey jii ay nit yu am valeur lañu ay responsable yoo xam ne yu am valeur lañu ay nit lañ ñoo xam ne yu am projet am idée ci Mboro ñi ngi rapproché ñooñu des fois sa yenn yi boo ko teelee wane li ñuy wax ni fu ñu xam foo jëm àgg fa dina jafe wala doo fa àgg donc am na lu ñuy togg daal te li ñuy togg pour Mboro la ndax ñun xam nañu enjeu bi fi mu toll parce que Mboro moo ko laaj Mboro dafa toll foo xam ne tey bu fekkente ni dañ ko fas yéene bàyyi ak ni mu mel nii rek wala ñuy dem ci ay élection pour jël benn score bu honorable rek te jëluñu dëkk bi day am lu des te ñëpp Mboro waay yëpp a ko xam ni tey dëkk bi moo toll foo xam ni il nous faut benn gestion municipale boo xam ni buy wutee ak yi fi daan jaar la te man loolu dama am gëm-gëm am yàqin ni équipe bi koy def rek équipe municipale jeune lay doon ba tax na ñu ma tegaat sama candidature waaye tegaat ko ak bu wutee niñ ko defee woon élection yi la passé ndax bii dinañu fas yéene dem en alliance
ak parti yi nga xam ni ñi ngi fi te ñu xam ni seeni nit ñu am gëdd lañu ñu am dayoo lañu te itam sax am ci ñoo xam ne dañoo wane woon seen expérience fii ci Mboro ba def ba am fi mention honorable wala bokk mention bien ñu ci bari ñi ngi leen di contacter pour dem seeti leen xamal leen ni leen kat wax dëgg ñun tey bu fekkente ni doon nañu xeebe ay at doon nañu ndax ni ay ndaw ngeen teel na ci yéen ak nangam amaana nag tey egsi nañ ci âge de maturité boo xam ni dafa jot pour ñu jariñ suñu localité. dafa jot ci ñoom ñi nga xam ne ñoo ñu tette woon ñoo ñu jàngaloon ñu taxaw féete ñu ginnaaw féete ñu kanam ci conseiller ñu orienté ñu jëfal dëkk bi doxal dëkk bi ngir mën a Mboro ñu mën a fomp rango ñi nga xam ni moom la Mboro di jooy. lu tax tey waa Mboro war laa mën a tànn ci candidature yu bari yu war a samp lu tax tey ji ñu war la mën a tànn. c'est parce que da nga xam seen i jàmbat. bokk na ci ni xam naa seen i jàmbat mais pas seulement xam naa seen i jàmbat te su ma waxee ni xam naa seen i jàmbat képp kuy Mborowaat te teg ko ci xel teg ko ci ay analyses yu pertinent war ko mën a gëm. parce que amu ci kenn koo xam ni c'est un potentiel candidat wala un potentiel maire ku am expérience bi ma am ci mairie lu toll ni li ma ko am. def naa tey ci ren 18 ans yi nga xam ne maa ngi koy nekk 18 ans ci ren may nekk conseiller municipal amul ci texte municipal yi dara loo xam ni ñoom ñi ci potentiel candidat wala keneen ak keneen ku ma ko ci munta xamal wala man la ko jàngal kon su fekkente ni dama xam jafe-jafe Mborowaay la wala xam Mboro amul ci kenn koo xam ni mën nañ maa war a teg ci balance di leen teg ci balance maa leen ci man maa leen ci sut Mboro itam am loo xam ne daf ko yelloo di ko laaj te mu toll foo xam ne dañ ci war a egsi mu war a jot mooy gestion boo mooy Mboro dugg ci loxo ndaw parce que ba Mboro Mboro ba nëga ni suñu ay baay suñu ay maam ñu leen wax gàcce ngaalaama ndax am nañu mérite waaye ci ñoom ñoo ko mus a ŋànk ñoo ko mus a yore te ba fii li Mboro di jàmbat wàññikuwul dañul bougéwul yotaa kon nag dafa jot ñu ñam gestion municipale boo xam ne ndaw la ndax damay wax souvent que ni gestion dëgg-dëgg ndaw moo ko war a def aada nag mooy forger nit ki ba fekk loo xam ni dëgg la aada xam lu gëmloo ko ni du dëgg wala mu fekk loo xam ni du dëgg aada gëmloo ko ni dëgg la kon bokk na ci yooyu aada mooy gëmloo nit ñi ni gestion mag moo koy def ba ñu bari continuer ci loolu di ko gëm mais dañoo toll ci année yoo xam ni année wu révolution la nit ñi dañu war a xam ni yu bari ñoo xam ne ay croyance la woon dañ ko dépassé te nag ñun Mboro dañ ci war a yeewu ndax ndaw na ñam nañu mag ñi ba fii mbir mi doxul kon dafa jot ñu ñam ndaw ñi waaye ñam ndaw rek ñu essayé ndaw ñi rek du wax ji parce que fekk ndaw loo xam ni peut-être dangaa mar ma ndaw ñi rek ne nañu essayé ndaw fekk ndaw loo xam ni peut-être attanu ko wala xëy na amul expérience bi wala xëy na mbub mi ëpp na ko bokk ko solaleet dañuy mujj ni suñu yëgoon yam ca mag ña mais nag ndaw lii nga xam ni dafa taxaw ni di koy laaj dafa ànd ak mag ñi fukki at ak juróom-ñett laata daanaka ànd ko ak ñoom ci gestion municipale bi booba ak nëga ni wàccuma gestion municipale bi te li ma wutee ak yeneen candidat yi mooy man nekkuma woon candidat boo xam ne day ñëw nekk candidat dem ay élection keneen jiitu la nga gedd conseil municipal dematoo xoolatoo gisatoo ni maire laa bëggoon a nekk faluñu ma maire conseiller simple laa dematuma conseil municipal amul benn conseil boo xam ne fekk na ma Sénégal te ma koy wuute donc amul dara loo xam ni ñu ngi koy dox ci dëkk bi wala ñu koy yëkkati lu ma ump kon ma boole kook rawee leen expérience nekk ndaw loo xam ni itam dama ni laaj ni fugg dafa baax ci ndaw mooy ni mu ànd ak énergie ndax dëkk moo toll réew mi moo toll foo xam ni dëkk ku ko bëgg a tabax rek tey ci li nga xam ne mooy recette municipale dëkk ba day tardé il faut nga sol sa dàll génn waxuma la génn dem Dakar ndax ñu am na maire yoo xam ni segam Dakar la ñuy lijjantee lépp te du ñu dem Dakar kon ñooñu naka la ñuy mën a tabaxee localité mënuñoo tabax commune bi segam maire bi Dakar rek du fa dem naka lay mën a tabaxee dëkk bi te raw jamono dafa toll foo xam ne tey loolu dañ ko dépassé il faut ñu am maire boo xam ne day sol dàllam di transcender frontières yi wuti ji ay relation ay partenariat pour mën a tabax commune te loolu defe naa ni tey jii ñooy le candidat le mieux placé pour revendiquer loolu. voilà gis nañ yaa ngi koy wax sànq miin nga jël avion bi dem à l'étranger bés bu ñu la falee ba doo nekk maire à distance gestion à distance yooyu. ñi ma xam jigéen ma xam nañ ni sama xol dara jiitu ci Mboro. tey bërguma sax di ko wax ndax soo ko waxee day nuroog peut-être ni di vanté wu wala leneen ak leneen mais ñi ma xam nañ ni su Mboro jiituwul woon ci sama xol leneen. mënoon naa dund gu noppalu te du ma def politique. mooy amoon naa opportunité wu dem ci réew bu ma neex toog fa def fa sama dund convenablement di ñëw Mboro di ñëw Sénégal boog vacances wala toog ba heure bu ma neexee ma ñëw Mboro te delluwaat ci samay activité di am xaalis di def ci sama poche di dund sama dund gu dal mais dama xool sama dëkk xam ni sama dëkk kat dafa méngoo ñu taxaw ko jële ko ci loxo yi mu nekk teg ko ci loxo yoo xam ni mooy avenir am te moo koy jëmale kanam loolu tax ba dund gu yomb googu ma jombale ko sama bopp
donte neex na ci bakkan ma jombale ko sama bopp kon du ma nekk maire boo xam ni damay xeex loolu dafa jiitu ci man ba tax na mu nekk ak fugg ak énergie boo xam ni moo tax man ma am ànd ak coono bi ma ànd pour bëgg a génne Mboro ci jafe-jafe yu mu nekk ba yàlla dimbali ma ba loolu may yóotu mu tegu ci sama loxo ma leen di dànd wala di leen sori au contraire booba laa leen di gën a jige waaye itam du tax bu boobaa jéego yi nga xam ni ci laa nekk muy dox pour wuti ci booba la koy gën a mën a def ndax maa ngi koy waxtaan ak ñenn lu yàggul rek da ngay dox dem lutti ses partenaires ba nga xam ne dara discuter de réalisation wala signature mu gagee ci fii ndax autorités yi fi nekk danañ gis ni peut-être su fekkente ni yombal nañ ko wala mu bàyyi mu jàll xëy na dañuy foog ni yow di nga ci gagné politiquement ba tax na ñu ngay téye loolu te ñoom dañuy wax ni les institutions demeurent, les personnes passent. Donc ñoom bu fekkonte ni gis nañu ni ñoom dañuy jàll rek ñeneen ñëw bu fekkente ni kenn sol na dàllam dox réew ak réew dem bitim réew lijjanti ji ay relation ay projet ñëw su ko indee ci dëkk bi dañoo war a tàccu mais duñu ko def léegi nag bokk na ci li nga xam ne yitte ji li nga xam ne mooy suñu yitte bi jiitu mooy dugg ci mbooruwaay waxtaan ak ñoom xamal leen ni leen jox leen ñu seen signature wóolu leen ñu def leen ñu seen ndaw def leen ñu nekk seen Baay Faal ñu taxawal leen jël commune bi tabax ko fomp seen ay rangoñ ci loo xam ne dañ def Mboro commune modèle ci partout ci biir Sénégal. c'est que sa gars yi dañ dul ay naan yi nekkoon léegi kon tàccu nañ la parce que discours bi nga def nii franchement pas donc il a fallu moo ko ngeen doog ko voilà léegi kon yaa ngi koy wax sànq nee nga il faut ngeen wàcc ci terrain bi dem fekk ji askan wi fa ñu dëkk wax leen ñu jox leen seen signature ce qui veut dire kon tàmbalee goo ko. tàmbali nañ ko ndax dooni élection yi ñuy dëgmal mooy njëkk a nekk suñu candidature élection yi la passé nekkoon nañ ci candidat am ci score boo xam ni dañ ñu gàcce ngaalaama ndax ngeen ci amoon sax élection yi bi ñu siy dugg ñu bari dañ ñu yebbaloon ndax ñu wax ñu teel na ci yéen nangam ak extra li ñu si réalité yi nga xam ni moom la ñu dund ci àdduna mais gëmuñu woon loolu li ñu gëmoon rek mooy ni ñun dañoo fas yéene jariñ suñu localité ci jamono yi ñuy nekkee ndaw ndax ñun duñ taxaw di wax mag ñi ni yéen kat da ngeen di nag ba dugg âge de retraite wala ngeen retraité naan jox leen ñu commune bi man leen di wax ni bu boobaa bu ñu leen joxee commune bi mairie bi du lu ngeen ko def lu dul piliyaan da ngeen di dem mairie bi taal seen clim bu ngoonee état civil ñoo indil leen ngeen signé ba pare ngeen wàcc duggaat seen oto demaat seen kër loolu dafa yomb et loolu mënul doxal localité bi li mën a doxal commune bi mooy ndaw loo xam ne day ànd ak fug boo xam ni mooy koy jox énergie mu xam ni tey dañoo nekk 21e siècle muy soldaalam di xëcc di indi jaay dëkkam ci ni ko ci attirance boo xam ni ñëpp ñooy bëgg a découvrir kii li muy wax lan la dëkk bi ni mu koy taggee nan la mel ba nga xam ni ñëpp dinañ am envie ñëw fi xam lan mooy dëgg-dëgg Mboro et loolu yaakaar naa ni tey ñun mi ngi ci ñun kon xaaruñu ba tey ñu naan ñi ngi soog a dugg ci nit ñi duggoon nañ ko defoon nañ ko mais candidature boobu ñu nekkoon daf ñu jox expérience boo xam ne tey gis nañ ni dañoo war a redoubler d'effort ndax mbooruwaay yu bari ñu ngi jooytu ni xëy na Malick Diop ni mu war a wàccee ci nit ñi wàccewu ko li ko waral bokk na ci loo xam ni suñu ay activité ndax dundee politique 365 jours de l'an du mbir mi soo ko defee rek def politique politicienne parce que bala nga ni naam ne fa mënoo di def 365 jours politique ba pare bëgg a mënal sa bopp mënal nit ñi bëgg li nga xamee ni moom moo war a subvenir sa ay besoin nga mën ko am du mën a nekk su boobaa rek sa ngor day neex a jënd wala bokk ku la kobos rek bu la xuppee xaalis nga wuyu ko mais su fekkente ni yaa ngi ci sa activité économique boo xam ni wóor na ni la ci ngay sàmmee sa diine sàmmee sa ngor peut-être xëy na loolu dina la xañ jot boo xam ni ñenn ñi xamul mën nañ ko tuddee ñàkk yitte wala ñu xamul mën ko tuddee ni sa wàcc ci nit ñi des na dëgg la loolu nag bokk na ci li xam ni tax na suñu jot niñ ko war a niñ ko bëggee dëgg-dëgg defewuñ ko woon noonu ndax li ñuy nekk Sénégal bariwul li ñuy nekk suñu activité tamit mi ngi am na doole goo xam ni dinañu pour ñu am jotu mën a wàcc dëgg-dëgg ci commune bi ni ko suñu xol di laaja ak ni ñu ko bëggee am na lu ci manqué waaye nag dañu gis ni enjeu yi ñu dëgmal daf ko jar ndax ginnaaw loolu la mbooruwaay bëgg dinañu ko def ci noonu te pare tam du yàq dara ci suñu ay activité économique waaye dinañu wàcc ci mbooruwaay yi noo xamee ni ku ci nekk dina sentir ni Malick kat désormais ni mu ko defee bii yoon wute na ak na mu ko defee woon ñële fas nañu yéene fëgg buntu kër ku nekk toog ak ku nekk waxtaan ak ñoom ñi ciy ñaan nag ma ci profité di lancer appel képp koo xam ni mbooruwaa nga tey déglu li nga xam ni propos yi moo nga xam ni maa ngi koy wax nga dimbali ñu contacter ñu même bu fekkente ni ñun defuñu les premiers pas pour ñëw ci yow nga dimbali ñu ngir amour bi nga xam ni moom la ñu am ñun ñëpp ci Mboro def les premiers pas fëgg ñu ni man kat bokk naa ci li nga xam ni moom la ñuy woote ndaxte li nga xam ni moom la ñu dëgmal amuñu ci coloration politique
demuñu ci turu parti amuñu ci turu ànduñu ci tam ci turu leader liñ ci ànd rek mooy turu Mboro moo ñu ñor. kon képp koo xam ni Mboro waa nga ak boor boo mën a nekk ak parti boo mën a bokk ak coloration boo mën a am ak leader boo mën a gëm ñi ngi la ci woo nga ñëw ñu ànd ngir mën a génne Mboro ci guta gi nga xam ni ci la nekk. léegi xam naa li ñu def si waxtu bi sax bareetul ñu ngi may def signe waaye tey jii bu ñu la faloon du ma la wax lan mooy sa programme mais lan mooy doon li gën a jàmp nga xam ne di nga ko attaqué pour si saafara. oui Mboro moom defe naa ni lépp priorité la ndax dëkk la boo xam ni dañ ko bàyyeek boppam ci domaine yu bari bokk na ci li nga xam ne nag bokk na ci priorité yi nga xam ne moo ci jiitu te mu nekk actualité temps yi mooy extension du périmètre communal mooy ni Mboro waaye ñëpp xam ni tey. injustice boobu nga xam ne subiroon nañ ko depuis 2002 dañ ko war a réparer muy delloo Mboro ci na mu tolloon ci ak jëmm amoon waaye man sama gëm-gëm nekkul rek ak sama gis-gis nekkul rek ni dañoo war a corriger incorrection boobu mais dañoo war a de fexe ba nga xam ni Mboro ak Darou Khoudoss dañoo war a nekk une seule et même commune Mboro ak Darou Khoudoss dañoo war a nekk benn commune tey fi nga ni nga xam ne ni la Fass Boye toll joga toll ko ñu jëlee commune Darou Khoudoss yóbbu ko ci ñaari dëkk yooyu mais Mboro ak Darou Khoudoss dafa war a nekk benn commune pour mën a cohérent pour itam loolu mooy nekk force bi nga xam ni ci la Mboro di mën a sukkandiku dëgg-dëgg pour mën a xeex li nga xam ne moom la war a xeex au niveau étatique et bu fekkente ni ñun responsable politique yi nga xam ne ñoo dëkkee ñaari gox yi muy Mboro ak Darou Khoudoss dañoo am vision bu toll noonu dañoo war a xool li nga xam ne mooy njariñu dëkk bi mooy njariñu zone bi ñu défendre ko te bañ a défendre li nga xam ni mooy suñu njariñu bopp de passage ma ci féliciter le maire actuel de Darou Khoudoss muy Magor Kane ndax waxtaan naa ci ak moom ñu nuroo vision bi kon dinaa ko ci féliciter waaye itam bokk na ci yi nga xam ni urgence la ci dëkk bi mooy li nga xam ni mooy tey anarchie bi nga xam ne moo am ci Mboro anarchie bi nga xam ne moo am ci marché Mboro dafay naqari képp koo xam ni romb nga fi waxuma la rek nga dëkk Mboro mais boo fi rombee rek nga xam ni da ngay romb pour dem nga xam ni da ngay romb foo xam ni ki nga xam ni mi ngi lal wala mu teg place ci digg tali bi digganteem ak tali bi matul benn mètre loolu xel mënu ko nangu mbedd yoon yoo xam ni la fa jekkoon leneen la ñu occupé ko anarchiquement ci loo xam ni du yoon li ko waral rek mooy li nga xam ne dëkk bi dañ ko bàyyeek boppam kenn sentirul li nga xam ne mooy autorité locale bi nga xam ne moo war a taxaw ci dëkk bi naan defe leen ni awee leen fii pour ñu def organisation boo xam ni bu yoon la loolu itam dox na ba àgg ci loo xam ni mi ngi ci gestion bi nga xam ne moom la ñu tudde ndox mii nga xam ni moom la Mboro waay bokk tey gestion bi ci am bu bon bi fi am amul fenn foo xam ni di nga ko fa seetlu feneen fu dul Mboro maa ngi koy wax keroog ci conseil municipal ni yabeel gi nga xam ni yabe nañ ñu ko ñun Mboro ndax tam nit ki bu lay yab da ko mën na ko jaar ci sa kilifa te ku nawlawul sa kilifa du la nawloo su fekkente ni tey dëkk bi loxo yim nekk ragale taxawaay bi ñu war a taxawee taxawuñ ko ba ñi nga xam ne dañuy ñëw di exploiter di jël di xalaatuñu lu dul seen bénéfice di mën a taxaw ci suñu diggu bopp yi di ñu imposer seen loi dama ni loolu fekk na ni dëkk bi ñu ko war a yor seen taxawaay dafa manqué ndax bu fekkee da ngay ñëw di exploiter ndox mi di wut sa ay bénéfice ñëw ni ndox mi da nga koy wéer ci pour nga mën a jox nit ñi ndox da nga koy wéer ci uniquement rek su courant amee daal nga jox nit ñi ndox bu courant amul su coupure amee da ngay banque say loxo ndax da nga naan su ma utiliser groupe bi dinaa def frais yu ëpp yu ma doon def kon dinaa wàññi sama ay bénéfice au moment où contrat bi la lié ak population bi mooy nga jox leen ndox population bi ku ci toog fayu la facture nga coupé ko yow population bi donc seen contrat mooy nga jox leen ndox nga banque sa ay loxo lànk ni ndax ni courant daf fiy coupé loolu defe naa ni ay urgence la ak ay incorrection ak anomalie boo xam ne maire bu taxaw bu am fayda bu fi nekk dina ko saafara mais itam fii ak ñuy jëm ci ay élection ñi ngi soññ monsieur le maire di ko wax ni ko yeewul ndax dëkk bi nag dafa sonn mënatuñu toog di xaar ndax bu fekkonte ni ndox ak courant dafay loo xam ne lu nit mën a muñ la ci yenn dund gi kenn du ko ci waxate dara ndax dama ni ginnaaw bi nga xamee ni yàlla na yàlla yërëm ko yaat ma jógee na fi ak naga ni daanaka dëkk bi ci ay jafe-jafe la nekk kon muñ nañu ba nga xamee ni suñu muñu nabukaay suñu ndabu muñukaay dafa fees ñu ngi soññ monsieur le maire mu wut ay saafara ci yooyu en attendant suñu équipe di ñëw ngir fomp dëgg-dëgg rangoo ñu Mboro waay mais bala ñu say àgg di ko wax itam ni ko autorité Sénégal yi nga xam ne ñi ngi fi nekk mu wax ak ñoom dimbali ñu ngir yàlla war a suulu monsieur le maire ginnaaw nag langage yëpp fëgg nañu ko ba sonn te monsieur le maire deful réaction ndax ñu bari dañuy foog ni Malick Diop xëy na vidéo bi ñuy publier fan yi la commencé wax et que conseil municipal ña fa nekk di ay conseillers mën nañ la wax ni la Malick Diop heure bu jëlee parole ñoom ñëpp dañu wëlbatiku di ko xool ndax damay wax monsieur le maire à chaque fois ni ko yeewul dëkk bi sonn na kon tàmbaliwu ma ko tey wala du nekkul lu may soog a commencé xëy na ñoom dañ si soog a jot ci loolu bokk nañuy wax monsieur le maire mu wax ak autorités yi nga xam ne ñoo fi
fi nekk warlul ñu courant ñu respecté ñu te di ñuy jox courant ndax ci Mboro rek ngay gis benn poto daan wala benn filu wadd ñu toog 3 jours après ñu koy soog a réparé. soo waxee monsieur le maire conseil municipal boo waxee yow danaan la coupure yi fépp la alors que coupure yi wàññi ko na bu baax ci Sénégal mais ñun Mboro gisuñu loolu yëguñu loolu ndax lan ndax rek amuñu autorité boo xam ni nawee nañ ñu ko respecté nañ ñu ko ba war ñoo jox dëgg-dëgg suñu gëdd te loolu c'est visible partout. voilà mu mel ni kon li ñu ci raadle woon ci waxtu jeex na dama koy bàyyi moom Malick mu joxe kàddu gu mujj gi jaajëfal suñu public bi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon tey. oui kàddu yu mujj yi nekkul lu dul sant Mboro waa yëpp di leen jaajëfal di leen wax ni leen ñi ngi jot bu baax seen yéene ak seen taxawaay ci mbébét ak projet yi nga xam ni am nañu ko ñu fas yéene ko ànd ak yéen di leen wax ni leen ni ngi leen di soxla yéen ñëpp fépp fu doomu Mboro waa nekk rek soxla nañu la ci élan bi nga bees bi nga xam ni dañ koo fas yéene taxawal ngir dimbali Mboro taxaw ko suqali ko loolu ñu ngi ci woo képp koo xam ni doomu Mboro waa la donc maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di sant itam ñi nga xam ni ba Malick Diop commencé yëngatu ca ba muy nekk lu xeeboo ndax ñu doon xeeb ci ay at ak conditions yu bari la ñu gëmoon jàpp booba ba tey te ñu ci bari nekk fii donc ñooñu ñii nga xam ni ñoom laa am ñu njëkk ñu gëm njëkk ñu fonk taxaw temm te Malick Diop taxul mais commune bi rek tax amour bi ñu am ci Mboro tax awma seen fay maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant képp ku nekk ci yéen gis naa sa taxawaay xam naa ca yéene ci Mboro yàlla nañu yàlla dëgëral kàttanal ñu sàmmal ñu suñu kóllëre may ñu wér ak fan ak fekkee ba ñu mën a taxaw dëgg dagaan baatu Mboro yi yàlla may ñu ñoom may ñu ñu man leen a saf yàlla may ñu Mboro yi itam saf ñu ba ku ci nekk jox confiance sa moroom ñu wóoluñu dénk ñu liggéeyal leen jërë ngeen jëf. voilà waaw ñoo dégg ndigal léegi voilà Malick Diop dañu amoon tey seen émission ngeen koy teewlu tous les 15 jours ci actunet.net site d'information bu groupe D-Média jaajëfal leen yéen it ci teewaay bi yàgg nañ téye nañ leen fi lu yàgg nag ñu ciy jégalu bu baax du suñu coobare rendez-vous kon dans 15 jours jaa ngeen jëf.